asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi leen di ziar gis ngeen ba léegi ñi ngi ci suñu mbokku dëkkandoo yi di Gambie ba léegi ñi ngi Gambie di leen fi amal ay waxtaan yu am solo noonu nag lay ziare le xalif général di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni fi mu toog nii mi ngi ñuy suivre ca Ndakaaru di ziar aussi ay waa këram di ziar aussi ay fansam di ziar ñëpp ñi nga xam ne actuellement ñu ñuy bàyyi xel ci TMS TV ci le monde entier ñu indi leen nag seen plateau spécial ñu fas yéene ci waxtaanee aada ak cosaan ci réewum Sénégal ak Gambie plateau bi nag dana nekk plateau bu am solo parce que maa ngi ciy ànd ak Alaaji Modou Sow mi nga xam ni c'est un grand communicateur traditionnel di ci ànd ak aussi le doyen Abdou Aziz Diagne notre doyen aussi nekk ci suñu wet aussi nekk ci TMS TV Modou Sow aussi nekk ci TMS TV kon Alaaji Modou ba léegi ñi ngi Gambie di nuyu képp koo xam ni yaa ngi safoo TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñee lépp lu nëbbu ñu ngi lay ziar bu baax a baax ci la TMS TV. jërëjëf Moustapha Fall ñu ngi lay ziar di la dolli ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di ñaanal ki nga xamante ne tubarkalla mooy borom réew mi moom mi ñu fi fekk si nga xam ne sunu doomu bàjjan la muy son excellence le président Adama Barrow et l'ensemble du gouvernement gambien waane nag di ñaanal képp koo xamante ne tamit artiste nga jóge Sénégal ñëw fii nga xam ne fa tabarakallahu mooy Gambie te di fi liggéey te yàlla di ci def xéwal ak sutura nag waane tamit di ñaanal nag ki nga xamante ne nag mooy the king of the king mooy le roi tubarkalla médecine traditionnelle du monde muy Alaaji Thierno Moule Sow doomu Mamadou Aliou Sow bu baax bi tubarkalla ak nag doomu ajaratu Mariama Kamara bu baax mi kon yow nañu bu ci kanami tuuti ñu continuer bisimilah. nga joxal ma micro bi le doyen Abdou Aziz Diagne mi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom ci waxtaan bi kon Abdou Aziz Diagne ñi ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. Moustapha maa ngi lay fay di nuyu sama rak Modou Sow communicateur traditionnel di nuyu aussi équipe bi nga xam ne moom moo ànd ak ñun di wax ne nag émission bi moom dinaa ci kontaan trop parce que da nga ne aada ak cosaan maanaam boo ko ëmbee loolu mooy culture te ñu fas yéene ko waxtaanee ci émission bi. ci yow laay doore sax Abdou Aziz Diagne alors ñu gis démb fii ci hôtel bi ñu nekk benn soirée bu am solo boo xam ni le grand artiste Assane Mboup moo ko doon tëgg ñu gis ni macha allah soirée bi am na réussite bu mag a mag parce que suñu mbokk waa Sénégal yi nekk Gambie ñëpp wuyu nañ si ko Gambiens yi aussi wuyu si nañ ko mu am une réussite bu mag a mag alors Abdou Aziz est-ce que nekkul ni artistes yi dañu commencé di bàyyi réewum Sénégal maanaam suñu artistes yi nga xam ne ñi ngi ñëw fii di tëgg est-ce que nekkul ni on a tendance que dañu commencé bàyyi Sénégal di ñëw fii Gambie. waaw loolu dëgg la Moustapha loolu moom boo ko waxee defe naa ne Sénégalais ñuy dégg xam nañ lu tax parce que situation pandémique bi ak mesures sanitaires yi nga xam ne moom moo nekk Sénégal moo tax artistes yi di ñëw fii Gambie mais artiste bu jógee Sénégal ñëw Gambie dafay fay bor bi. nga xam ne ni artiste Gambien yi dañ ko daan ñëw Sénégal parce que bu ñëwee ci histoire musicale u Gambie amoon na fi orchestre yu mag orchestre bu mel ni Super Eagles mujj gi mu tudd Fambondi ñoom Rahmatulaay Pape Touré nga xam ne ni woykat boobu tey mënoo wax ñooñu Gambie la moo doon mooy orchestre boobu ma la xam moom moo tudd Super Eagles band mu woy fi woy yu mag a mag ginnaaw Fambondi amoon na fi orchestre bu tudd Gelawaar Jazz Band Gelawaar nag bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci ndem si yàlla Moussa Ngom nga xam ne boo ko séenee rek doo ko laajte ndax colin nga muy sol ñaari dàll yu nuroo wala ñaari kawas yu nuroo benn bés bu ñu ko laaj ne ko Moussa lu tax nga sol ñaari kawas yu nuroo wala dàll mu ne bii Sénégal la bii Gambie la bés bu ñaari réew yi demee ba nekk benn réew nag bu boobaa dinaa sol ñaari dàll yu nuroo yi mais daal Moustapha jàppal ne artiste bu jógee Gambie Sénégal ñëw jouer si Gambie du ne guléet parce que fii mooy Gambie artiste daan na fi jóge di dem di jouer ci Sénégal. alors fii mooy Gambie artiste daan na jóge Sénégal di ñëw fii. alors ku mel ni également Jaliba Kouyaté gis nañ ko moom aussi il est tout le temps présent au niveau du Sénégal aussi mu nekk koo xam ni une référence la pour la sous-région mais une référence mondiale Abdou Aziz Diagne. waaw Jaliba Kouyaté ñu ngi koy nuyu bu baax moom tamit
parce que Jaliba su ma ko xoolee muy joué su ma xel dafay dem ci Mori Kanté nga xam ne nii ak ñoom Kouaté Sori Kandia ñooñu nga xam ne nii tey ñoom ñoo jël instrument traditionnel kora daal di koy jaxase ak instrument moderne te gis ngeen li muy joxe ci son te defe naa ne bu ñëwee ba ci biir waxtaan bi danañ ñëw ci musique moderne ak musique traditionnelle Moustapha. alors kon Abdou Aziz nga joxal ma micro bi le grand communicateur Alaaji Modou Sow. alors dégg nga li doyen Aziz Diagne wax. dégg naa ko bu baax. Alaaji Abdou Aziz maa ngi lay delloowaat sa wàccuwaay rek di la gën a dollee nuyoo di la sant di la gërëm nag bu baax nga nekk ku baax di nekk magu référence waaye xam nga Moustapha soo déggee moom ni mu waxee nit boo xamee culture dund ko suñ la ci laajee danga koy mën a wax. mooy lan mooy ne soo gisee sunu artistes sénégalais yi jóge fële di ñëw fii c'est parce que buuxante bi dafa bari te dafa métti buuxante bi dafa métti trop yàlla rek moo lay dimbali nag. waa nag artiste bëgg naa ci lool artiste bu franc artiste boo xamante ni da ngay am jàmm am salaam am sutura artiste da ngay nangoo déglu li la nit ñi di wax ndax nekk artiste neexul waa nag artiste tey yi da ngay gis koo xamante ni day génn benn single wala dara rek jékki-jékki rek nekk beneen façon nit def na boppam star moo tax sunu artiste bi tey jii métti lool mais nag boo ñëwee fu mel ni fii nga xam ni Gambie la yàlla dogal ñun pandémie moo am suñu dëkk am na fii sax mais Gambie ñun nañ koy dundee fële ñoom dundee wuñ ko fii parce que fii boîte de nuit mi ngi fees te nag bu feesee dell c'est grâce aux Sénégalais waaye daal xam naa ni daal Gambiens yi ibbil nañ place bu rëy Alaaji Moustapha waa Sénégal. alors Gambiens yi ubbi nañ place bu rëy waa Sénégal yow ñu gis ni aussi communicateur traditionnel nga. ñu bëggoon rek nga wax ñu un peu rek ci musique moderne ak musique traditionnelle lan mooy différence bi. waaw musique moderne yàlla dafa dogal li ñu naan xam nga mag ña nañ daan solo démb ba tey ji boo ko solee nit ñi di la xas wala di la wax naan la ni ngeen solo dafa ñaaw ak yooyu. maanaam soleenu cosaan. soleenu cosaan boobu démb. tey moo xew. li xale yi tey ji doon bu ko mag ñi solee ñu naan kii li mu solo ak yooyu nangam ak naam di wax yoo xam ne di leen sànni xeer loolu tey jii loolu la ñu xewal tey jii maanaam li suñu kilifa yi daan sol bu rafet boobu ñu daan sol tey jii correct boobu ñu daan def tey jii xale yi tey jii yàq nañ colin bi kon. gis nañ Assane Ndiaye sax Assane Mbuub démb d'ailleurs solinu cosaan. sol cosaan parce que nag moom de nature moom Assane Mbuub ku ne xam na ni moom cosaan rek la mës a def. surtout nag papaam nekkoon. koo xam ne artiste bu mag a mag la artiste bu mag a mag ci biir Sénégal vraiment. moom itam mu nekk koo xam nit ku baax nitu référence. parce que démb ba ma dugg see démb ci salle bi gis naa Gambien yi dañoo ñëw en masse. surtout Gambien yeeg ñëpp ñi nga xam te ni dañoo jóge vacances ñëpp dañoo ñëw mu nekk loo xam ne daal vraiment man daal musique traditionnelle bi daal daanal na ma lool moderne neex na lool nag. mais traditionnel daal. daf maa daanal trop daal. macha allah dama ci sentir sama bopp lool culture bi. alors yow ngay communicateur traditionnel lan moo war a nekk seen taxawaay ci wàllum musique bi mais ci wàllum Sénégal ak Gambie jëm ci wàllum art bi. waaw di sensibiliser nit ñi tamit ci wàllu art bi di waxtaan ak ñoom ndax art dafa métti te it artiste boo ne artiste nga te doo génnee say cassette say CD pour dem au niveau du SODAV. pour mën a di jël say œuvre di ko fa dugal am ay AMS am yeneen ak yeneen artiste day nangoo buñ ne la ana sa carte professionnelle mais nga wane ne kat lii man carte SODAV bii mooy sama carte professionnelle carte AMS bii mooy sama carte AMS parce que artiste boobu gis bëgg na di génn di dem diaspora feneen ak feneen di dem di fa tëggi ndax nag yàlla di ko dimbali parce que nag toog sa dëkk neex na waana nag di génn nit ñi di la xam partout dans le monde c'est très important waana daal xamal ni daal ñun communicateurs traditionnels yi daal vraiment dañoo roy lool te jàpp lool ci musique traditionnelle bi moderne bi nag neex na lool tubarkàlla nag te day yëngal mag waana nag traditionnel bi la nga ci mën a déglu dëgg bokkul ak tubarkàlla musique moderne ndax musique moderne luy xew ci jamono rek la ñuy wax mais lii de mooy démb ñaax nit ñi jël xale yi ak nit am na nit foo xam ne fu muy toll war a dem ay maamam dañ ko war a wax ne ko say maam kat ci lii ak lii lañ jaaroon yow tu ne dois même pas à l'erreur kon musique traditionnelle di muy jund moo bari Thione Seck da koy way Youssou Ndour ay boo seetloo ay musique traditionnelle am dañoo neex
Assane Ndiaye démb ay musique traditionnelle la way macha allah nit ñi ngi koy wax naan ko Assane Ndiaye woyal ñu tey li xew tey ji mais déedéet mais musique traditionnelle yi man daal xam naa ne musique traditionnelle daal moo yëngal sax sama nijaay mi Alaaji Abdou Diagne man xam naa ni moom musique traditionnelle du ko bëgg lool macha allah. daf ko bëgg lool waaw Aziz. musique traditionnelle ak musique moderne boo xoolee ci instruments yi presque maanaam dañu xaw a fu ñu wuutee donte instrument traditionnel lañ jël yu ci bari dugal ko tama ñun ñoo ko moom ñu dugal ko ci biir sabar ñoo ko moom dugal nañ ko ci biir xalam ñoo ko moom dugal nañ ci mais bu xalam ñëwee tama ñëw fekk na fa piano fekk na fa batterie fekk na fa yeneen xeetu guitare du dëgg mais xam nga Moustapha fan la différence bi nekk mooy ci contenu bi su ma waxee contenu mooy kàddu yi ñu yëkkati parce que un musicien maanaam messager la wëy boo ko dégloo dafa am ci lu bari lu mu war a def ci yow maanaam moo xam mu ñaax la moo xam mu yedd la moo xam mu yee la mais tey lañ daan gis démb ak bërki démb dafa mel ni tey mu amatut parce que tey boo daan déglu tey ndem si yàlla Abdoulaye Mboub mu wëy da naan kii dafay yeete nga dégg Jabou Seck la Saint-Louisienne nga dégg tey ñoom Njaga Mbay ak yeneen woykat yoo xam ne ni jaar nañ fi buñ daan woy soo ko dégloo donte bu amul sax musique di nga ko mun a déglu ndax lii ñuy wax ni maanaam dañ lay yee waaye nag woykat yi léegi moom wax dëgg yàlla ñu baal ma ci ñi ma ko sañ a wax daanaka woy yi woyu Samba Mbayaan la woyu Samba Mbayaan loolu nag xaw ma lan la ci sama rakk morceau di tontu waaye daal moo daal lañ daan dégg ca woy bu njëkk ba daal daanaka dem fi mu ne nii presque amatul parce que woy yëpp léegi ay woyu waan la ak Samba Mbayaan. ba léegi Aziz nga téyel ma micro bi ma am laaj bu gàtt bu ma laaj balaa maa jox morceau. est-ce que tey jotul ñuy gën a insister ci musique traditionnelle parce que bokkoon na ci li doon participer ci lii nga xam ni mooy tax yenn gàkk-gàkk yi am ci suñu réew yi wala yenn comportement yi maanaam dañu gis ni bu ñu koy bàyyi rek dafay indi crise de valeur dans la société sénégalaise moo tax ngay dégg ñuy wax affaire ay rey ñuy wax affaire ay sàkku ñu ngi sàkku jigéen ñi nangam ak nangam parce que musique traditionnelle est-ce que jàppoo ko ni gars yi dañ ci daan violer dañ ci daan lancer ay messages yu am solo yoo xam ni danaan tax ci comportement askan bi danaan reflété wu ci loolu. waaw mais Moustapha c'est-à-dire que bu ñu insister trop ci traditionnel ak moderne xam nga lu tax ma wax ko parce que ça ne veut pas dire que musique moderne ngay def que maanaam woy bu du am contenu dama lay jox benn exemple rek ku ci mel ni Youssou Ndour musique moderne lay def waaye woy yi muy wax boo ko xoolee am na contenu ku ci mel ni Thione Seck nañ ko jël bañ naan c'est le meilleur parolier mais Thione Seck boo déggee ay woyam léeg-léeg sax mu dugal ci ay alxuraan léeg-léeg mu dugal ko ci donc moom laa la wax ma ne la au-delà même de musique bi sonorité yi léegi nañuy xool le contenu musical woy loo xam ne ni kenn ku nekk di nga ci mën a gis sa bopp waaye nag su fekkee da nga ñëw taxaw maanaam woy ba amul sens parce que woy ba ay diw ngay rangale te diw ñi ngay rangale yow xamoo seen maam xamoo lu fa seen maam def loolu am nañ xaalis na nga leen woy pour am ci ñoom dara loolu bu demee ba ci yàgg dafay mel ni maanaam leneen lay nuru waaye dootul woy boo xam ne ni dina yeete Moustapha Fall. waaw yow woy bi dina yeete kon nga joxal ma kàddu gi Alaaji Modou Sow alors est-ce que tey communicateur traditionnel yu mel ni yéen est-ce que tey gëdd bi nga xam ni moom ngeen amoon ba tax ni ku mel ni yenn chef d'État yi dañ leen daan bàyyi xel askan bi di leen bàyyi xel est-ce que loolu xawul wàññeeku. waaw jërëjëf Moustapha fii mën naa ne boo fi bëggee dégg ndaanaan yi da ngay jaar ci Alaaji Mansour Mbaye ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ñu koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko lool noblesse su ni ñu koy wax communicateur traditionnel Alaaji Mansour Mbaye la te du yomb roy ndax moom moo wane yoon wi waaw wane na yoon bi lool te da koo liggéeyee ca Senghor wàcc si Abdou Diouf wàcc ci tubarkàlla ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade mooy wàcc ci doomam son excellence le président Macky Sall waane rôle communicateur traditionnel dafa metti léegi te yàqu na xam nga damay dégg ñuy wax communicateur mais léegi da ngay gis ñoo xam ne sax duñu ay communicateur sax
beneen culture la ñuy yor sax mais dañuy ñëw wàll ci. maanaam dañuy ñëw bokk far force dañuy ñëw bokk ci communicateur traditionnel yi ñoom la leen fa indi woon sax dootuñu ko def. xam nga ba ma déggee léegi doyen Abdou Aziz Diagne di wax ne comme quoi que ni léegi way bi demeetul noonu Samba Mbayaan la mais Youssou Ndour da nga koy gis mën naa way ba sonn mais xoolal bëggul ko koy ñëw di ko may mais boo ko mayee nag dina jël mais nag ñun danoo toll ci jamono jooju jamonoy Sambay Mbayaan la ñu toll sunu wayuñu lu dul pour nit fekkuñ ci kaw plateau ci kaw piste may ñu baatare ñu. kon buñ leen di may ñoom ñooy waral loolu. waaw ndax géer ñi li ma naan géer fi mu toll nii ci jamono ji ñu toll géer moo am problème géer rek am problème doomi askan bi rek amuñu problème mais géer ñu am problème ndax yàlla moo def géer ñu doon géer waane tubarkalla ñoom ñooy dimbali ñi nga xam ne ñooy wàllu askan bi kon da ngay gis koo xamante ne tey jii xam nga dañ doon wax waykat naan ci géwal ngay doon mbaa ci loobe ngay doon mbaa tubarkalla ci gawla ngay doon mbaa ci géwal mbaa ci maaba ngay doon waane tey jii ku jóg dina way mais li tax ñuy way du way pour yeete waaye xam nga way pour lan pour mooy li ngay wax Sambay Mbayaan ndax nit ñi way bi léegi xaalis dañ ci séntu dëgg way yeete loolu weesu na ci ñoom Omar Pène ñoom Youssou Ndour tubarkalla ñoom Thione Seck ñoom Ablaye Mboub moom ngay wax noonu ñooñu ñoo daan way ak ñoom Ndiaga Mbaye ñooñu ñoo daan way di yeete waaye ñun suñu wayu tey jii vraiment foofu lañ toll nag te foofu lañ tobbeel muy wayu Sambay Mbayaan te boo woyul woyu Sambay Mbayaan du ci génn te da ngay am ay musiciens war leen a fay moo tax sunu culture tey jii ci musique moderne dafa metti trop kon dañ ciy ñaan rek yàlla na ci yàlla def jàmm te it ministre de la culture mun na continuer tamit di jublu fi nga xamante ne ndeysaan mooy jeunesse artistique bi metti na lool nit ñi bëgg na noo nekk ay communicateur nag dëgg mais xam la ngay wax xam la ngay def c'est très important dama ko daan dégg ci Babacar Mbaye Bams ki nga xam ne c'est mon idole mooy borom RMD kooku sama wëllëre muy koo xam ne 95.5 mu ngoog moo ma yaral boppam 95.5 ndax nag moom ñoom DJ Jacob moom it yàlla na yàlla yokk leeram ca àjjana yi firdawsi mu nekkoon moom tamit DJ Jacob ku baaxoon ndeysaan waana nag ni ñu koy waxte Alaaji Abdou Aziz sànni xeer yi métti na trop xam naa ne daal musique moderne bi fi mu toll nii daal moo xew ci jamono daal lii da laa wax. alors Abdou Aziz ma bëgg la laaj boo xam ni xaw na doy waar ci aar bi. waaw dañu gis ni artistes yu bëree bëri bàyyi nañu woy ndax nee nañ dañ leen liggéey parce que jàpp nañ ni da ngay dem ba benn moment nga jóg yenn jóg yi gars yi téye sa baat mu nekk loolu loo xam ni nit ñi daal ñi ngi koy laam-laamee ci suuf man nag maa koy yeggee askan bi jàpp nañ ni loolu. liggéey la maanaam ñu ne aar bi dafa bëri ay liggéeyante Abdou Aziz loolu ban jàngat nga ñu ci mën a defal. métier boo gis am na ay gàllankoor yu ci nekk mu ngi mel ni sportif ba bu demee ba ci yàgg génome métier est-ce que dañ war ne dañ ko liggéey mën na doon accident lay doon am déet keneen la même chose te loolu nag aussi dafa ñëw ci artistes yi parce que baat fa la lépp di jaaree. fa ngay lekkee fa ngay naane fa la voix bi di jaar. mais tubaab dafa am benn jàngoor bu extinction de voix maanaam baat bu fay mais Moustapha ñun ñi toog fi ñëpp bés mus nañ toog bés suñ baat dee kenn déggatuñu est-ce que loolu réellement dañ leen liggéey parce que am na fi ay autorités yoo xam ñu ngi ci pays bi tey su ma leen doon lim du jeex mais yeewu na seen baat maanaam joxewul Nicolas Menem mus na ko fi dal Omar Pène mus ak ñeneen yoo xam ne moo tax ma ne la ndax dañ leen liggéey wala liggéey leen man duma ci sori mais en tout cas jàppal ne baat bu dee moom mën na dal ku nekk nag kay wëy ak ku dul wëy beneen bi mooy baat dañ koy travailler parce que gis nga comme ni nga maanaam boo waree tàggat sa yaram ni ngay demee ñu lay ay maase wala yooyu pour maintenir la en forme baat tamit noonu lañ ko war a maintenir en forme mais est-ce que Moustapha xam nga ne su fekkee da nga war a dem wax kii communicateur traditionnel xam ne bu baax li may wax baat pour mu am tonalité dëgg ñaare am na ñoo xam seen baat bu naanee lu sedd dafay dee du dëgg mus nañ fi dégg bu nekkee xale ñu naan pour sa baat neex da ngay lekk nen pour sa baat neex mais daal man jàppuma Moustapha ne képp ku sa baat dee rek dañ laa liggéey
man jàpp ma képp ku sa baat dee jàppoo ne dañ koo liggéey kon suñu mbokk yi ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu ñi ngi fii ci Gambie ba léegi ñi ngi ci hôtel Baobab nekk fii ci Bijilo ñi ngi ziar di nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan actuellement fépp dans le monde entier ak ci Ndakaaru ma ciy ànd ak doyen Aziz Diagne ak Mour Sow indi leen seen émission spéciale di wax ci wàllum artistes yi nga xam ni ñoo nekk Sénégal bi gars yi nag di ci tontu yu am solo ci samay ay laaj alors Abdou Aziz nga joxal ma Mour Sow kàddu gi alors dañu wax ni xaalis tey bokk na li tax aar wi di sooxe xaalis également bokk na ci li tax xamatuñ léegi valeur communication traditionnelle. waa jërëjëf Moustapha Fall xaalis mooy tijji bunt yëpp mu nekk mbir moo xamante ni tubarkalla xaalis mën naa ne yàq na defar na waane ñii nga xamante ne tey jii ñoo nekkoon tey jii suñuy baay suñuy nijaay daan way ci traditionnel ñoom xaalis taxul leen woon jóg yeete moo leen taxoon jóg mais tey jii ñii nga xamante ne tubarkalla ñooy def musique moderne yàkkamte dañu am oto bu rafet yàkkamte dañu am kër yàkkamte nañ tubarkalla xamal seen bopp kat am yére ak i mbubb ak yeneen ak yeneen ñi nga xam ne ñoo doon def traditionnel nag dañ leen am ay grand mbubb yoo xam ne yu tubarkalla macha allah waana tey jii col gi sax ci musique traditionnelle bi sax moo gën a rafet sax que musique moderne parce que colu musique moderne dafa doy waar lool xasuñu kenn waxuñu kenn dara mais on est jeune dañuy wax rek ci colin gi tubarkalla waana nag naa lax leen de xaalis googu mooy baajo bi de te mooy waaja de te mooy mën a ibbi nag bunt yi bëree bëri te nag gars yi da ngay jékki-jékki di dégg ñuy way naan lu mu nar baatere moo tax ma ne la géer ñi doon sonn géer ñi fi mu toll nii bu ñu amul lu ñu baatere ak ñun suñu musique moderne ni mu demee nii day métti waana nag laaj Moustapha kontaan naa trop ci li nga ma laaj lool. jërëjëf vraiment El Hadj Mor Sow kàddu gi am na solo xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo parce que ñi ngi may signaler que ni waxtu bi jeex na bu ñu paree ñu jox Abdou Aziz Diagne moom mu tàggoo kon nga tàggoo ak suñu askan bi. waa jërëjëf ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad di gërëm suñu ñaari waajur waane ñu ngi gërëm ki nga xamante ne ndeysaan mooy borom télé bi muy kan alaaj Thierno Moulel Sow mu baax mi tubarkalla ki nga xamante ni social moo nekk ci xol bi ki nga xamante ni mooy dimbali doomu adama ki nga xamante ni mooy le roi médecine du monde tubarkalla traditionnel ki nga xamante ni mooy dimbali doomu adama yi sans exception tamit di ñaanal ñi nga xamante ni mooy suñuy doom bàjjani muy waa Gambie yi nga xamante ni tubarkalla ñoom lañ fi fekk tamit nekk tamit ci hôtel boo xamante ni fa tabarakallahu ñu dalal ñu fi daleen bu rafet tamit ndeysaan di sant ki nga xamante ni nag tubarkalla mooy Ami Maana mi nga xamante ni moo ñu fi indilu boole kook ndeysaan ay mbokkam ak waa këram tubarkalla waana tubarkalla nag di sant ki nga xam ne mooy Ablaye Kandé bu baax a baax chéri Aïssa Kandé waana tubarkalla nag di sant suñu jigéen suñu xarit Adama Camara nag ndeysaan moom it mention spéciale ci biir hôtel bi ndax bëggul nag ñu xiif bëggul ñu mar bëggul dara tubarkalla suñu néegi ñu ngi koy defar ba mu rafet macha allah ñu ngi ñuy toppatoo daal macha allah ak équipe nag bi mu àndal yëpp macha allah waana vraiment daal ñi ngi gërëm tam ñun tamit équipe bi nga xam ne ni moom la ñu àndal ñun tam ñoom ñëpp caméraman yeeg ñëpp ñu jël lépp teg ko ci nag ki nga xamante ni mooy suñu rakk suñu xarit muy taawu alaaj Thierno Moulel Sow muy kan Alseeni Sila mi nga xam ne tubarkalla moo baax waana nag yow tamit dina doolee gërëm rek bu baax Moustapha ndax nag yow ngay ndaanaan ba mag di koo xamante ne tubarkalla jàppale doomu adama rek moo la tax a jóg waane doyen Abdou Aziz Diagne moom tamit mu nekk koo xam te ni waaw moom doyen la xam nga man maa ngi bëgg a wax sax Fall ndax diggante Fall ak Diagne te nag soxna si Gaye la sant sama yaay Jeng la sant man fa may for laa dul xam nag waana nag di gërëm tamit la sécurité tamit Diop mi nga xam te ni moo fi nekk ak nag journaliste yi ñu àndal ak suñu jigéen bi nga xam te ni moom la ñu àndal muy Sarata Aydara waana nag Alaaji Moustapha jërëjëf Kara jërëjëf Pape jërëjëf yàlla nañu yàlla dolli sutura xewal TMS TV ci kaw ci kanam ci lu baax. kontaan nañ bu baax a baax kon ñu jox doyen Abdou Aziz Diagne doyen waxtu bi nag dañoo tënk fi mu ne nii xam naa dañuy tàggoo rek daal di delloo antenne bi. waaw xanaa ñu tàggoo rek waaye Moustapha def naa ne thème bu mel nii ak importance bi mu am surtout musique moderne ak musique traditionnelle war nañ ci gën a mën a développer. mais man daal damaa jàpp ne woy daal dafa war a yee nit ki. waaye woy bu bi te ñu bañ a xool rek buñ taxee ci kaw seen battre bañ leen di battreel parce que nag am na loo xam ne ni ëllëg
tey ku mel ni Ndiaga Mbaye ku mel ni Ablaye Mbow ak ñeneen noonu woy yéen fi woon ba léegi boo ko dégloo dafa lay woon yoon bi nga xam ne ci nga war a jaar ba doo juum jërëjëf. kon jërëjëf Abdou Aziz Diagne jërëjëf Modou Sow kon suñu mbokk yi gis ngeen waxtaan bii lañ leen indi loon waxtaan bu am solo kontaan nañ bu baax a baax ñi ngi nuyu soxna Ami Mané fële ci Angleterre kontaan nañ bu baax a baax ci vraiment accueil bi ñi ngi nuyu également borom hôtel bi di Ablaye Kandé di ziar Serigne Thierno Moule Sow di ko jox wàccuwaayam di nuyu ay waa këram di nuyu aussi la sécurité nga xam ni Diop moo ko jiite di nuyu aussi le chef de délégation di Alseyni Sila di nuyu aussi équipe bi ñu àndal yëpp di Kara 221 ak le caméraman Pape Diagne ak sama yeneen collègue journalistes yi muy sëñ Saliou Samb ak Sarata Aydara alors gars yi ñi ba léegi fii Gambie di leen continuer di leen amal liggéey bu am solo di leen jox dig daje suba même heure sur la TMS TV jërë ngeen jëf